jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy am mbégte di leen dégtal bu xew-xew amee kenn koo xam ne daanaka bu yëkkatee kàddoom dañ ci mën a jariñu bu baax a baax tey nag ñuy dalal Moustapha Diop moom kuréel gi nga xam ne moo ëmb daanaka moo koy jiite ci biir loolu nag ñu fas yéene séq ak moom waxtaan parce que dégg ngeen jafe-jafe yi nga xam ne ñu ngi koy dund Moustapha ma jox la kàddu gi nga nuyoo après ñu soobu ci waxtaan bi. waaw asalaamaaleykum Pape Alé Niang maa ngi lay nuyu d'abord di nuyu mbokk réew mi yépp di nuyu kilifa diine ak kilifa aada yi di nuyu aussi suma mbokk mool yi waa UNAPAS di nuyu njiitu réew mi di nuyu ñépp di nuyu nappkat yi di masawu aussi ñi nga xam ne ni feebar bi dal na ci seen kaw tamit waa di nuyu ñépp. waaw Moustapha si loolu la ñuy tàmbalee feebar bi nan la feeñee ñoo jékki bi si yàgg rek ñu gis ay mool yu am ay mbir yu doy waar seen yaram feebar bi nan la feeñee te man daal dafa jaaxal nga leeral ñu ko foofu. waaw xam nga yàlla dafa def jamono bi mool yi tamit nekk tam ñu jegewoo ci Cap Skirring ba Ndar ci ay communication ci lu mel ni ci panel yu WhatsApp yeeg yooyu jamono yi ñu génn amoon na nag ku njëkkoon signalé ci sunu panel yi que ne am na feebar boo xam ne am na ay quelques mool yu mu dal ci côté Mbour ñooñu dëkk ay golf mais affaire bi amul woon ampleur mais daf leen doon dal ñoom ñuy démerder dem faji ka après ñu continuer seen ay activité mais bi ñu demee ba jamono yële passé am Mbour problème yu xawoon am yu ndaw ci diggante monofilament yi comme fele-fele ak chaîne tournante yi parce que dañu bokk di nappandoo ci période yoo xam ne ni dañuy fekkante ci géej te monofilament dafay ser taxaw chaîne tournante day daw di wër di bouger léegi bi ñuy xaw am ay yaxalante léegi ñu waa Mbour tamit waxtaan ne dañu décider pour séparer leen léegi bu ko defee ku nekk napp ay 15 jours bu ñuy toogee clair de lune bi ñëw monofilament yi dem nappi après si la fele-fele yu bëri nag jógee zone Mbour ñëw ci Dakar ñii ñëw Tëngéej ñii ñëw Caaroy affaire yooyu léegi nag si bi ñu ñëwee nag ci fan yooyu la ñu jékki-jékki rek feebar bi li wandoo fa en masse parce que li ëpp ci gaal yi jógee foofu tamit ñoom ñëpp Caaroy lañ ñëw si lañ jekki benn ngoon ñu woo ñu ne ñu am na mool yëpp a ngi tëdd ci hôpital bi ca la ñu dem ci hôpital ba fekk tamit plus de 50 personnes ñoom ñëpp affaire bi touché leen ci la ñu nag taxaw alerter autorités yi après tamit autorités yi ñëw réagir ñoo def riposte ba yàlla dogal ni situation bi. mais lan moo sooke feebar bi si ñoom gëstu am na ñu ne filet yi la moo ko jox ñii ne produit toxique la bu nekk ci géej gi pour yéen lan ngeen foog na moo indi feebar bi. ñun nag ñu ngi insister ci li ñu gisoon ba léegi parce que def nañ ci ay prélèvement ñu xool mais bi ñu analyser tamit nee neen gisuñu ci loolu luy mën a joxe feebar wala yooyu mais tamit ñu ngi ci insister waat te bis ni tey jii sax dama waroon ànd ak équipe bi waroon defiwaat ay prélèvement ndax bu ñuy xëcca mbaalu monofilament yi dana am benn affaire bu siy tax dafay mel ni ban te du ban parce que mbaal mi laalul suuf moo tax dañuy wax ne du ban mais dana am lu mel ni ay genre laalo yooyu dafay jaxasoo comme mbaal mi bu diiree lu yàgg ci géej rek dafay tubbaale saleté boobu yëpp jëlaale ko parce que dafay am période yoo xam ne ci zone yi day ndox mi couleur bi dafay jekki changé te ci diggante bi ñu waxtaanee ak ñi nga xam ne ñoom ñooy seer foofu nee nañ ñu mat na 20 jours bi couleur ndox mi changé ak léegi mais couleur ndox moomu tamit gis nañ ne génnaat na ba ndox mi commencé set moo tax xam naa sax lu baree bari wàññeekuwaat na contamination yi doon am ndax mool yi reprendre nañ seen ay activité léegi loolu keroog bi ñuy def prélèvement aussi am nañ ko ndax ñi doon xëcc mbaal yi donte protégé wu nañ ak ay gants ñoom ñu ngi wiccax seen loxo naan seen loxo yi mu ngi saf mu ngi metti ci moment bi ñuy xëcc mbaal yi après ñu jël gants yi ak seen gants yi ñu soloon tax na rip ak affaire bi mu mel ni ban yóbbu nañ ko testé nañ ko nee nañ gis nu ko ci te affaire boobu noonu mooy laal seen kanam yi di ko def ay picc te mooy laal seen loxo yi muy saf. kon du mbaal mi kese mais dafa am lu mbaal mi di laalaale ci biir ndox mi. waaw parce que yàgg nañoo mbaal yi ay at yàgg nañ ak mbaal yi masuñu si gis lu mel noonu masuñu ko si dund te c'est la première fois ci histoire ma gis ko ak mag ñi bi ñu waxtaanee ak ñoom it nee na ñu ngi soo gis lu mel nii moo tax li tax si mbaal bi loolu la ñu njorta parce que tamit comme géej yàlla rek moo xam li ci ne
am na benn ay travaux yu ñuy def ci Saly yoo xam ne am na bateau buy tubb suuf yi di defar plage yu Saly yi am na ñuy njorto bokk ne est-ce que bateau yooyu tamit tubb bi ni tubb suuf si amul lu ñu laal lu def fuite loo xam ne ni xëy na bu recherche scientifique yi taxawee ci loolu aussi mën na am ñu am nañ ci trouvé xam nga loolu yëpp kumpa la dañ koy théorie nii rek mais nekkul lu ñu xam moo tax it comme soupçonné nan affaire yooyu tamit te activité yooyu mu ngi am masul woon am kon bu ñu boolee loolu seet ñàkkul bu yàggee mën nañu am ñu gis. kon bu ñu boolee mbaal bi ak liy taq ci biir mbaal bi ak liggéey yi ñuy def mbuur la njëkk a feeñ. waaw mbuur la njëkk a feeñ. kon lu lépp da ngeen di njortu rek pour ñu xool ay prélèvement la mais man dama gis ci médecins yi ñoom ñu ne filet yi rek la. filet yi mooy li ma wax sànq filet yi yàgg nañ ak moom te loolu mosu si am te xam nga première wax bi may xalaat dàquma ñoom li ñu wax parce que respecté naa leen ndax seen liggéey rafet na ci feebar bi riposte nañ ci à temps te faj bi gaaw na aussi mais li tax may am sikki sàkka ci li ñu wax mooy nekkul dañu jël filet yi di ko bomb seen yaram wala ñu bomb ko seen kanam. filet yi du laal seen kanam. filet yi ñoom ñoo koy téye mais filet yi téyewu leen kon tey bu ñuy seet loo xam ne nii mu ngi dal ci kanam te fi ñu koy seet laalul ci kanam nañu xool li tax ci loolu te li cay tax di dal ci seeni kanam nañu ci xool mais man gisuma ne filet yi la de. mais gis naa ne li tax ci filet yi la. jàpp nañ ne ci filet yi daal bu ñu ko xëccee am na lu ciy taq produit bu ciy taq produit boobu nag moom mooy indi feebar boobu. loolu laa yaakaar man loolu laa njort. te tamit boobu depuis le début moom laa njortoon te ba léegi it moom laa njort donte testé nañ ka gisuñu ci ay résultats mais man moom laa njort pour ñu insister ci. insister ci d'accord ñaata ngeen fi mu nekk nii am ngeen xayma ci mool yu feebar. waaw xayma bi global amuma ka man. waaw parce que xam naa autorités yi ñu ngi ci doon liggéey. mais bu dee ci Thiaroye-sur-Mer aussi tollu woon na niveau boo xam ne nii mënuma woon xaymawaat tamit global ndax activités yi ma nekkoon. mais tamit maa ngi doon liggéey ak ñoom pour mën a recenser nombre de pirogues yi nga xam ne seen ay mool affaire bi contaminé woon naka. mais daal bi ma si mujjee woon mu ngi ak passé woon nañ 300 daal. 300. très bien ñu ngi leen di yóbbu woon am na ñun yóbbu woon stade Ngalandou Diouf. waaw mais est-ce que ñu ngi faj bi ñu ngi leen di faj ñuy wér. stade Ngalandou Diouf ñu fa yóbbu woon mooy ñi mu contaminé ci zone Tëngéej ak Mbaaw mais faj bi gaaw na. gaaw na très bien beneen mbir bi nga xam ne fas yéene nañ ko waxee géej gi dégg naa amatul jën. xam nga buñ ne géej gu amul jën daa mel ni nga ne àll bi amul golo ndax jën yi ci géej gi lañ dëkk. mais na mu meloon la melatul. lan moo waral loolu la melatul. waa xam nga ñun aussi yàlla dafa def ñun ñu la yàlla nattu ñu nekk ñiy pratiquer di dem géej ci pêche artisanale ñun ñooy dem géej ñoo fay fanaan ñoo fay yendu te la ñuy gis it ñoo koy gis parce que ñun ñooy accident ñun ñooy sànku ñun ñooy réer ñooy disparaître ñun ñooy dee ci géej lépp ñun lay suñu kaw lay dal kon dem nañ ba tollu phase boo xam ne gis nañ ne pêche artisanale yaakaar jañu ci amoon mu ngi commencé di wàcc bu baax a baax a baax parce que la ñu ci amoon démb ak bërki démb ak lañ ci mënoon démb ak bërki démb mënatuñ ko ci muy ci moyen finance muy ci lépp ba ci sunu matériel yi sax dafa dem ba daf ñu jiital instant bi nii ndax xam nga ko jiitaloon sa matériel mooy bu matériel bi jooyee moteur nga am moyen pour jënd moteur. bu jooyee mbaal nga am matériel nga am moyen pour jënd mbaal. léegi mu dem a dem ba boo amee loo manqué da ngay dem di débrouiller ji ci banque yi wala nga xool foo koy lebicee ñi nga xam ne ñoo yore gaal yu ndaw yi aussi mu dem ba pour ñu tëmb sax dañuy am problème essence ba parce que da nga daan dem géej nga am ñëw def essence tëmb mën a am jën. léegi bu ñu demee tamit ba gis ne li ñu daan daw pour am jën léegi ñu ngi koy doubler ba di ko tripler léegi sax te la ñu doon am amatuñ ko période yi nga xam ne moom la jën yi doon dox. période bu su nekk jën yi ca daan doxatul nañ doon doxe looloo waral aussi boobu ba léegi nag coow li bëri na lool ñu ci poser ay questions jamono bu nekk waaye fii suñu yaakaar commencé woon di yokk rek mooy bi yàlla dogalee Macky Sall 2012 bi muy ñëw ndax lii mbir mi yàgg na quoi avant Macky Sall di ñëw commencé woon na di signaler ñu amoon ci yaakaar ci programme am bi mu teg ne bu faloo dana fexe ba bépp licence de pêche accord de pêche yooyu mu jóge ci géej gi ñun loolu daf ñu motiver woon
pour ñu engagé wu pour jàppale ka mu mën a toog bi mu toogee aussi ak léegi tamit wax dëgg yàlla it ñun it gis nañ tamit lu bëri loo xam ne dafay yokk ci suñu géej ci lu jëm ci ay bateau ak lu ne daal ñun dañuy dajee bateau yoo xam ne nii dañ cey gis ay xeet yoo xam ne ñun duñu xam xeeti lan lañ ay xeeti nit yu nekk te tamit bu ñuy jànkonte ak loolu di ko gis ñun suñu xel mënatuñu may dara parce que image yi ñuy seetaan souvent ci yi nga xam ne ñun mool yi ñun ñoo koy filmer suñu bopp ndax am na yoo xam ne man mii fekk naa bato bu jàpp sompaat bu bari boo xam ne moom bato bi mënul yëkki mbaalam ci période boo xam ne ni ñun ñu ngi am problème mu sax bu ñu teeree fan la ñuy jëlee 100 000 wala 150 000 yu ñu jëndee essence. ba dañu obligé ñëw taf leen di leen ñaan pour ñu may ñu. ci jën yu ci jën yi mu jàpp mais jën yi moom mënu kaa yéegal sax si bato bi parce que fépp daf ko yeb ba mu fees te mbaal mi li mu téye ci jën ñoom mënuñu koo yëkkati bu ñu dawee ay daanaka di nga daw lu mat ay 4 kilomètres yoo xam ne géej gi yëpp day booy ak jën yi dee tëmb ci kaw. su fa jën yooyu di dee parce que bato yi bu leen nappee ba pare dañ leen bu leen mënul yóbbu dañ leen sottiwaat ci géej gi. dañ leen di sottiwaat ci géej gi léegi nag. te yéen doo leen ko mën a jariñoo. non duñ ko mën a jariñoo parce que jën yi nii muy tasaaroo doo mën a am temps pour di for parce que ñun il faut ñu jàpp benn quantité bi pour mën a satisfaire équipage bi parce que équipage bi dañuy bari. léegi ñun tamit ñuy commencer di remarquer yooyu yëpp. di dund ak loolu jamono bu nekk nag bëri jafe-jafe yoo xam ne dañuy arrivé yu demee ni que ay bëlu ndar ak disparition yi yu si nekk dañuy gis ay solution parce que mool yi ñu ngi jékki-jékki di gis ay moteurs yu di yokk prix moteurs yi prix matériels yi yooyu yëpp nag doon suñu ay jàmbat ak tey insécurité bi yooyu yëpp nag dafa doon suñuy jàmbat ba Covid bi ñëw da touché wu ci suñu kaw. bi mu dalee ci suñu kaw aussi ñu gis impact bi mu def ci pêche artisanale yàlla dogal Macky Sall daal di woote pour ñëpp contribuer ci nu ñuy def ba riposter ñun suñu association ñu collecté suñu biir li ñuy manqué moyen ba am 1 million ñu dem contribuer bi ñu contribuer ci suñu 1 million yooyu. kon ñeen nappkat yi joxe ngeen 1 million pour jàppale Sénégal. ministre de la pêche lañ ko jox. ak jafe-jafe yi ngeen di dund yëpp. donte ñu ngi si ay jafe-jafe parce que dañuy wane tamit que ne ñun ay citoyen ci réew mi lañ bokk. te tamit suñu image war na feeñ ci loolu. ñu xam ne tamit nappkat yi woon démb ak tey génération bi bokkul parce que tamit nouvelle génération bi am na lu bëri lu ñuy xaar lu ñu war a défendre. léegi bi ñu contribuer loolu ñu dégg ne tam Macky Sall ci riposte bi. 1000 milliards la teg ci table ji 1000 milliards yi fi ñu njëkk am première déception mooy secteur de la pêche 2 milliards lañ ko jox te 2 milliards yi dañ ko boole mareyeurs yi mool yi femmes transformatrices yi ak maanaam acteurs yëpp te acteurs yi tey mool yi ñoo ci ëpp majorité parce que benn gaal bu 50 personnes équipage mooy égal benn mareyeur bu am benn oto buy recruter ñiy liggéey ak moom daanaka bu matee ba 10 personnes wala ay 7 personnes sax ci ñi yéegal glace gi ñi yab glace gi usine glace yi affaire yooyu équipage wu Filatouné ñooy majorité. kon yàlla mais licence de waa ayca. bu ñu jógee ci Filatouné fele équipage am ay 7 personnes gaal yi ndaw yi gëtiteer yi 4 yeneen métiers yi noonu ñu tasaarewu kon tey jii bu ñu demee ba mareyeurs yi bu ñu toogee ci ay jotaay. dañuy kontaan di tagg ministre bi yëpp ne financement yi ñëw na jot nañ ci nangam même jigéen ñi sax. femmes transformatrices yi ñëpp loolu la ñuy wax. mais ñun mënuñu joxoñ mool yi nga xam ne mën nañu ndamu ne ñun jot nañ ci financement yi parce que dégâts matériels yi am ci at mi dafay bari tellement dégâts matériels yooyu tey jii doo mën a wax ne ñii kii yàqule na te moom dimbali nañ ko financé ka donte ñun banques yi wóolatuñ ñu sax lebal parce que xam nañ ne géej gi neexatul léegi comme situation yooyu noonu yëpp dafa nekk tamit situation yu bari yu posé wu ci suñu kaw ba tax ñun toll nan moment boo xam ne ni dañuy gis ne avenir génération bi nekk ci suñu ginnaaw te ñëwaguñu seen avenir daa nekk en danger. mais tey jii soo xoolee ay ca. en plein crise sanitaire. ci la ñu jekki ñu gis ne am na 52 licences yu tegu ci table ministre bi. ba mu jox commission consultative bi. 52 licences.
waaw pour mu jox commission consultative bi. pour ñu consulter wu ci ndax mën nañ joxe licence wala mënoon joxe licence foofu loolu nag daf daal di soulever nag yëngal secteur bi nag coow li nag foofu la juddoo donte jafe-jafe yi yàgg nañ ko dundoo. coow li ci kaw jafe-jafe yooyu 52 licences bu ci tegoo day gën a yokk. waaw xam nga lu tax xam nga tey ministre de la pêche change bi mu am bi mu ñëwee donte moo tombé ak problème yu bëri dafa agsi cëpp tombé ak benn crise benn problème bu amoon Ndar révolte bi pêcheurs yi révolté woon foofu lu tax ñu révolté woon dañu amoon problème mu jën mënuñoo dem Mauritanie ñu ngi Ndar mënunoo nappa toog ay weer fay licence yi te mënuñu dem léegi sala ñu jékki-jékki rek di dem géej teer di diigal essence amuñu lu ñu lekk rek ñu révolté wu léegi nag première leçon la ci ne pêche artisanale mu ngi en chaos maanaam loolu leçon boobu la ci ministre bi war a njëkk jàng léegi bu ñu demee ba 52 licences yooyu tegu stable ak coow li déclenché bi coow li déclenché ñi wax ba mu yàgg rek ñii wax jëm nii ñi wax jëm na le ministre bi oote mu waxtaan expliqué ni mu demee ak li ko yoon may ak li mu def ñii jàpp na doy na leen ñii tamit ñu ngi insister mais ñu li ëpp ci nappkat yi xam nga luy seen problème mooy ni li fi nekkoon ci ay bateau 2012 ak li fi nekkaat ci ay bateau à l'heure actuelle maanaam moom moo débordé moo jaaxal nappkat yi. ñaata bateau ngeen xayma ñi ngi naan ay plus de 200. bateau yi nekk ci biir géej Sénégal. waaw ci boo boolee yi waa Gay Pes moom ak boo boolee yeneen pavillon yi ak maanaam licence yi nga xam ne nii. am na ñu naan am na ay prête-nom ak yooyu yëpp comme wala alam ñun ay mool lan pêche artisanale lan am na côté boo xam ne ñun soriwuñu ca xamuñu ko mais li ñuy gis ñun ëpp na sax ñun li ñuy gis ñun yaakaar nañ ne ëpp na li ñi di wax si géej gi parce que ñun ak ñoom ñoo bokk géew bi léegi bi ñu demee ci problème mu licence yooyu bi secteur bi débordé am na ñu ko gëm am na ñu ko gëmul léegi ñi nga xam ne nii gëm nañu ko ñenn ñi ñuy xool yenn stratégie ñii ñu ngi découragé wu coow li bëri ñenn ñi commencé nag di dugg ci gaal yi ñii di dem Espagne. voilà moo taxoon moo laa la bëgg a laaj ñu bëri ñu ne lii dama liir ñu ne pêcheurs yu bëri lu tax ñu leen di gis ci wàllu mbëkk mi moo di amatuñ yaakaar ci géej gi est-ce que da nga foog ne crise bu am ci pêche bi moom moo indi wàllu immigration clandestine bi. parce que dafa tombé ak coowal licence li parce que coowal licence yi ku ne ak ni mu koy traduire. te nappkat yu bëri daf leen fekkoon ci crise boo xam ne. crise bi dafa leen dominer li ëpp ci gaal yi mënatuñoo dem géej te am na boo xoolee gis nga secteur de la pêche bi. ñàkk mën a dem géej mooy amatuñu moyen yu leen yóbbu géej. ok secteur de la pêche bi ni mu bindee. waaw dafa bëri ay matériels yoo xam ne ni tey 2 mois la ñuy liggéey par an ñii 3 mois par an parce que am na gaal yi fi laa tourné comme chaîne tournante yi yu baree cooroon ba cooroon la ñuy liggéey. cooroon ba cooroon bu cooroon bi jeexee dañuy aj parce que dootuñu am capacité dootuñu am moyen pour il faut nga yor matériel bu lourd la ñuy wax yoo xam ne di nga ci dépenser presque ay 35 millions mbaa mu ëpp ka pour nga man di dem di mbaal yi ay 60 kilomètres ay 100 wala ay 80 kilomètres 90 di dem di ñëw aller retour léegi nag saa yoo demee benn yoon soo amul jën boo teeree di nga sol ay 300 wala 350 mille essence léegi matériel bu ko fi def une semaine rek da ngay kaaw léegi nag moo tax fi mu toll nii nga gis mool muy Cap Skirring ba Ndar bu am capital ci compte banque am mool bi fi ëpp xaalis bu ñu ko génneeloon 30 millions xobbet mënu ko génne mool bi ëpp xaalis nag laa wax loolu nag dafa posé wu léegi nag am matériel yu bëri yoo xam ne nii dem na ba seen ay borom commencé découragé wu di leen jaay amul sax ku leen jënd yenn ay naar yi ñoom ñooy ñëw di indi ay financement am ñun koy jox ñooñu di jënd yenn matériel di leen yóbbu Mauritanie loolu moo commencé nag di disperser pêche artisanale nag di gën di kaw léegi nag kaw boobu commencé nag di pousser jeunes yi ñu découragé wu léeg-léeg am ñu dem sax bay commencé di nu sonal ñun njiit yi dem bañ naa ñu dañu leen ger dañu leen jox moo tax waxoo leen ni dimbali woo leen nu jàppale woo leen nu xeexaloo leen nu te pourtant ñun toujours ñu ngi ut ay solution pour calme di am ci secteur bi toujours pour ñu lu ñuy def ñu def ko ci médiation. mais est-ce que yéen bu ñuy waxtaanee par exemple wàllu licence de pêche yi wala accord Union européenne den sax laaj seen xalaat. waa xam nga ñun am na ñu jiitu ñoo xam ne ñoom ñoo nekk ci ay organisation professionnelle
yi légitime tey pour di fekkee yooyu jotaay bari na ci ñoo xam ne tey ba ci feebar bi am caaro yi bu ñu doon ootee ci ay dialogue ci wax ay waxu licence ñooñu la ñuy oo ñoom la ñuy laaj mais ba ci feebar bi am caaro yi ministre ñëw na ñëpp ñëw na mais comme ñooñu noonu tey ji sax doo leen gis ñu teg fa seen tànk maanaam du ñu bëri ñu xam sax situation yi nga xam ne ñun dañ koy dund man président organisation la mais organisation bi biñ koy sos ñun dañu foogoon ne sax dara nekku fi que amul kenn kuy défendre artisanat ñun loolu lañu yaakaaroon bi ñuy jóg mais bi ñu jógee ba ci biir la ñu doo xam ne ndekete ay organisation professionnelle am na ñun ñuy mënuy jaaxal ñoom kon lan la ñu doon représenté xasuma leen sax mais ban njëriñ lañ leen amal dafa nekk kumpa ci ñun quoi te tamit bu ñu demee ba suñu situation débordé ñun du ñu gis ci télé bi sax wala ñu gis wala ñu xam nga ci soiru Sénégal kenn mësul dégg ñu ne mool yi jóg nañu wàcc ci mbedd mi di mars moom ngeen di wàcc xam nga lu tax ñun da ngeen koy wàcc da ngeen wàcc mars dégg naa 4 décembre xaw ma waaw xam nga ñun yàlla dafa def ñun comme ni suñu organisation bindoo nekkul tey comme organisation boo xam ne dañu collecté ay nit ñu daje muy 10 personnes wala 15 personnes rek dem ut organisation pour bu état soxlaa ñuy ñëw oote ñu naan ay financement affaire yooyu ay groupement GIE kërëb déedéet ñun def na noonu ñun dañu fekk tefes yi mool yi organisé wu parce que gis nga mool moo koy poñe ñun dañuy nekk suñu tefes yi am benn décision bu ñu bëgg a jël mais am na ñoo xam ne bu ñu jëlalee décision yi mool yi duñ ko respecté duñ ko def mais am na ñoo xam ne bu ñu ko jëlee ba wax ka parce que c'est nous dans nous man mii may capitaine sama gaal man damay dem géej di capitaine sama gaal damay fanaan ci géej di yendu ci géej ba fii may wax ak yow jën wu mool jàpp man damay jàpp naa ko fu mool teer man accident bu ne dal na ma si géej lu ne dund naa ko si géej situation bu ne jànkonte na ma ak moom ci géej kon tey am na loo xam ne bu ñu demee ba di ko laaj nañu fexe ñu xool man du man soxlaawul mu nekk man mais ñun am na ñunu doy ñoo xam ne bu ñu leen capté lu ñu soxla xam ci géej gi dañ koy xam parce que xëy na donte sama activité mayuma loolu sax mais am na ñoo xam ne bu ñu leen capté lu ñu soxla ci napp gi dañ koy xam mais comme coow li bëri na te mareyeurs yi am nañ seen ay organisation femme transmatrice mool yi ngeeg et cetera mais am na benn révolution boo xam ne jóg na comme lu mel ni INAPAS c'est pas pour rien ñu génn ci télé yi di wax wala di dem ci mbedd yi parce que ñun waxuñu pour ne état nañu utal liggéey waxuñu pour état utal nu xëy ñun am nañu liggéey am nañu xëy am nañu métier mais suñu métier mi dafa nekk en voie de disparaître nañ ñu wax secret bi su fekkee ne nag dañu décider pour rey pêche artisanale il faut ñu jiital li ko war a remplacer ba pare mais mënuñu rey pêche artisanale ba mu dee doog ñoo indi leneen bu ko defee ñeneen ñoo ci bénéficié wu ba ci boo xoolee gaalu fibre en verre yi ñuy wax ni tey jii bu ñu demee ba mu war a nekk sur place bu ñu waxee ne dañuy joxe ay financement te jaare mënuñu kaa jaare ci permis de pêche tey ma indi sama permis de pêche déposé ko pour ñu financer ma réparer sama gaal donte sama gaal dafa am dégâts matériel keneen def ka exemple kii gaalam gi bato bi fekkoon Fass Boye ci tefes gi jàpp gaal gi yàq ka ba pare dem kooku tamit ba fi ma wax yow nii moom mu ngi toog te kooku mënoon na indi permis de pêche am sax ñuy soutenir ko ak yeneen ndax amoon na benn at maa ngi fàttaliku ci nguuru Abdou Diouf amoon dégâts matériels yu bëri yu amoon ci dëkk yi nii fekk Sambarax moo ko indi woon mu am ñu bari ñoo xam ne dañ leen dédommagé dimbali leen mu ñu ne fonds de calamité waaw fonds de calamité boobu depuis booba jamono Abdou Diouf ba léegi laalaatuñ ko ñaata dégâts matériels ñoom ñooy am ci géej gi ba ci yi gaal yi daanu bëlu ndar bi yàqu Sambarax su ñëw ak yooyu te ñooñu seeni borom dañuy dem ba loolu day disparaître tey jii moo waral ngay toog di am ay contact ak ku nekk Espagne ne sama gaal dama kaa ajoon bu mu demee ba Espagne lay jéem a jaay matériel am boobu toog parce que découragé wu na ñooñu mooy ñiy traversé di dem di mbëkki ñooñu capitaine yooyu noonu ñoom ñooy jiite gaal yi nii. yi dem di leen yóbbu Espagne. parce que tamit boo gisee yoonu Espagne wi am ay dégâts yu bari xam nga lu ko waral. capitaine yu baax yi am expérience yi dañoo jël gaal yi dem dañoo jekki rek dem da ngay gis gaal yi njëkk convois yi njëkk a dem da ngay gaalu lëmma li ci nekkul ay mool bëriwul mën nga leen compter ba mool yi dem léegi nag utkati xaalis yi nag da dugg ci biir. ñëw di maanaam mool yi xam nañ yoon bi.
dem nañ mais ñeneen ñi wut côté xaalis ñoo ci dugg passeurs yi. buñ ci duggee nag jël encaissé xaalis ñi parce que bi affaire bi déclenché ñii dañu jóge Touba Mbacké ñii jóge Fatick fu nekk nit ñi jóge fa ñëw daje parce que village pêcheurs yi moom mooy point de départ yi. bu ñu ñëwee ku mel ni man ñëw encaissé fere li ngay fere daal di bàyyi ñu dem am ay mool yoo xam ne découragé wu nañ ñoom dañoo bëgg a dem ay jéngookat yoo xam ne kenn mosu leen jox ñu capitaine gaal ci napp 20 kilomètres wala 30 kilomètres ñooñu ñooy jéngu yéeg ci gaal yi parce que ñoom dem rek lañ gis. ñooñu ñooy dem ba biir géej moteur bi bañ duñu xam nan lañuy def ba moteur bi tàkk. ñooñu ñooy dem di réer di changer cap ñooñu ñooy dem gis mauvais temps duñu xam ban expérience la ñu war a utiliser pour mën a jàll. parce que am na benn gaal boo xam ne boy bi mu demee ba île des Canaries dafa am si benn panel bu mu dugg commencé di vocal parce que comme mool yi dañuy nekk si ay groupe di expliquer man ma jël ko PV di waxtaan ak moom mu ne ma ñoom seen gaal gi bi ñuy dem daje nañu ak ay gaal yu wëññeeku mais seen gaal gi ay mool kese ñoo si nekk dañoo moole mais bi ñu demee ñoom si ngelaw lañ daw 6 jours la ñu waroon a daw mais daw na 9 jours 10e jour bi la ñuy doog a teer ci te lépp ci ngelaw lañ ko daw mais dañu mesurer ni ñu war a def ba pare organiser seen lekk pour ñu mën a àgg en temps après jamono yi yëpp maa ngi koy contacter xam naa numéro boobu moom moo dañ pour di échanger ak moom pour ma mën a comprendre sax ñoom yenn situation moo leen tax ñoom ñuy génn di dem. situation te ñoom ñëpp boo waxee ñu ne la. crise bi am ci wàllu li xew parce que loolu moo naturel ñun loolu la ñuy dund ak ñun xam nañ ko donte laajuñu leen ko mais des fois dañuy yor ñun esprit journaliste. pour mën a partager yaatal suñu expérience parce que ci terrain bi lañ nekk. li ñuy dund rek mën nañu doy ay coono. mais tamit am na ñeneen ñuy daj loo xam ne moo dominé ñun li ñuy daj. xam nga loolu moo tax tey secteur bi nekk secteur bu compliqué moo tax boo waxee dañu lay utal foo féete ñu ne la diw moo la wax loo wala ñu ne la opposant yi nii affaire yooyu te mool ku ne xam na ne. mool jooyul métier mool am na métier mu ngi liggéey mais tey ban opposant moo am capacité. pour ñu fekkanu suñu terrain bi ñuy liggéey ñun pour bàyyi loonu suñu liggéey pour ñuy génn di ko waxal benn baat ñun amuñu jot bi dëgg la mais le 4 bi moom da ngeen décidé def benn manifestation. waa xam nga dañu sës si miir bi te masul am ci histoire Sénégal nga gis mool yu wàcc di mars masul am mais kon bu ñu demee ba jamono ak ñun fu ñu demee ba ne nañu jéem jóg nañu waxtaan pour défendre avenir xale yi di ñëw seen avenir mu ngi en danger c'est parce que ñun li ñuy gis dafa lëndëm li ñuy gis ñun lëndëm nag comprendre tuñ ci lu bari parce que dañu toogoon ci suñu rux rek nekk ci suñuy gaal di dem ak ñëw problème yi di am ñu koy gérer des fois ñii waame jëm si dëkk bale conflit yi commencé di am ñi xeexoo fi xuloo affaire yooyu ñiy jóge fële ndax gis nga sax yooyu mel noonu am na daaw ren jii sax xiirunte yu mel noonu di am mool ak mool di daje ci géej commencé di xiirunte di saagante parce que lu indi loolu am na benn documentaire bu ma doon seetaan nga gis dëkk bi lii bi àll bi am bekkoor benn dex kese moo fa nekk dex gi di ŋees ba des tuuti bi mu desee tuuti jisit yi nekk ci biir kese mais rabi àll yëpp ñëw wër dex gi bëgg naan mais foofu da ngay gis gaynde yee golo yi ñoom ñëpp ñu ngi daje mais ñoom ñëpp bëgg naan moo leen fa dajale mais dañuy xeex di xëy di xeex suba ngoon di xeex fi mu toll nii foofu la pêche bi toll nii pêche bi instant bi nii bu amee benn zone bu am jën gaal yëpp fa la ñuy daje di am ay problème di yàqalante ci géej di saagante di xeex parce que fi mu toll nii foofu la ñuy toll ñun waaw bu ñu fa tolloo il faut que président de la république moo war a jël ay responsabilités am jël mbir mi au sérieux mu toog ak ñi mu war a toogal parce que ministre de la pêche mu ngi def ay tournée mu ngi ànd ak ay nit mu ngi am ñu muy toogal ay acteurs mais véritable am na ñoo xam ne bu toogoon ak ñoom bu dee fukki nit mën nañ ko utal solution mu topp ko parce que 52 licences yooyu may wax bi mu bi mu ñëwee ba ak leeral yi mu si indi ba mbir moomu jàllee aussi dañuy continuer daw tuuti quelques semaines tuuti rek ñu am beneen oote bu ñu dajewaat ministère ñu xamal ne pêche artisanale tamit il est incapable pour ravitailler population Sénégal xam nga loolu dégg leeral na. ñu ne léegi na waa pêche industrielle wàcc seen ay produits seen jën ci marché local bi bu ko defee population bi mën a am jën
loolu tamit dafa doonaat beneen problème boo xam ne dafay xabtalaat xoli pêcheurs artisanal yi kon dañuy wax ne ñun suñu avenir dafa sombre kon est-ce que jotul autorités yi wax ñu dëgg su fekkee ne dañoo bëgg rey pêche artisanale ci Sénégal dafa war a leer ci ñun ñu jiital li ko war a remplacer ba pare bu ko defee ñi ci war a bénéficier wu parce que bu ñu indee 2 milliards ci 1000 milliards daan ne jox nañ ko napp gi te pêcheurs yi tamit bénéficier wuñu 2 milliards yooyu kon bu ñu seetaanee rek fi lekk ci kanam ñun fi ñu toll moom wax dëgg yàlla dinañu taxaw li ñuy war a taxaw bu ñu ci tëdd ci kaso yi danañ ci tëdd ci kaso yi buñ ciy ñàkk suñu bakkeen yi danañu ko ñàkk ngir bu ëllëgee génération bii di ñëw ñoom ñu mën a nekk ci jàmm. Moustapha Diop maa ngi lay sant di la gërëm moo wax ne yaay jural jiite kuréel bi nga xam ne mooy UNAPES muy regroupé pêche artisanale bi ngeen di waxti seen i jafe-jafe yi ngeen di dund di leen sant di leen gërëm di leen di daje ci beneen gan ci seen émission Tour du micro incha allah.